Yes. Assalamu alaikum. Hello, my followers, my viewers. Yeah, your boy Alasna Kamara is back again with another video. And in this video, I am going to speak in the local language, Wolof and Mandinka, for the benefit of my followers, who don't understand English. Yeah. Assalamu alaikum, suma mbokki Wolof yi, suma mbokki Soose yi, suma mbokki Pël yi, suma mbokki Gambians yi, more over Africa. Yeah, dama ñëw video pour def video bi nii in local language, si Wolof ak si Soose. Short video laa ko bëgg a def nii rek, waaye balaa may move forward dama leen ay ñaan please ngeen subscribe si suma channel bi. Realize naa ne ñu bari ñu ngi ma view, ñu bari dañ ma dee seetaan waaye subscribe leen please subscribe leen si channel bi ngeen jàppale ma say new channel ñu grow up together. Yeah, and like leen video bi ngeen comment leen down below please, daf may jàppale trop pour naka lay I'm sorry. Yeah, comme lu ma leen doon wax rek, this short video is about situation bu mu nekk di dem si suñ Gambia or Africa, or especially Gambia. Dama bëgg a ñëw pour ñu sayante xel rek was si tuuti soo gisee comme ñun ñuule yi neen ñun nuñ nekk di traitante si suñ dëkka dafa métti trop Africa, especially Gambia. Soo ñëwee dafa am yeneen place yu ngi foofu noonu duma ko mun a noppi, places like si airport dinaa wax si about airport, dinaa wax about si port bi also. te ba pare ñun dañ war a bàyyi xel trop si choosing president. ñun dañ si war a bàyyi xel trop because dafa métti ñuy continue di select suñ président si nekkul comme affaire politique non, but lii pour benefit of ñun yépp la. suñ leen tànnee balaa ñu leen tànna dañ ñuy rëy ay wax yu neex, wax yu bari, waaye suñ toogee si toogu bi rek jeex na. dangay foog ne ñii musuñ dëkka Africa, dangay foog ne ñii nekkul foofu lañ juddoo, dangay foog ne ñii nekkul foofu lañ màggee. doomi dëkka yi foofu lañ leen suñ leen tànnee rek ñu toog rek fàtte nañ doomi dëkka yi seen jafe-jafe yi, only luñ nekk di concentré rek seen poche, seen famille. dafa métti trop, nekkul ne dama stress, lu mu nekk di dem foofu noonu daf ma métti trop. soo gisee ñun thousands of ñuule wala Gambien yi ñu ngi ni si diaspora bi di go through mentally indoctrination, mentally stress, wala mooy loolu, you name it, it's because of sa dëkka. suñ dëkka su kuuloon nga war a xam ne suma at least government baa ngi try pour create a job opportunity si doomi dëkka yi. fooy bàyyi sa dëkka ngay ñëw si diaspora bi ni fii dafi coono. non, it's very hard. jëlal exemple rek, nga nekk Europe fii nii doo musa nekk fii nii, it's very rare nga tase ak ñuule. man musuma koo wul fii, yàgguma fii de, waaye dama dee def suma own research yéen daa research nit yu nga doomi dëkka yu nga xamante ne comme Rwanda, nga tase fii ñuule ngeen waxtaan ba nga laajte ko ne mu ne la ne Rwanda laa jógee. non, lu tax? dañ feel cool si seen dëkka, seen government baa ngi leen ay trial. yaa ngi am hope ne suma graduate lu mu ndaw dinaa am job fu may sutural suma bopp ak suma famille. fooy demati
fooy dem ñun dëgg la backway bii nii ñun definitely backway bii nii bu ñu ñëwee lu bari man si suma side am naa si advantage am naa si disadvantage ndaxte toog classe pour jàng rek nekkul jàng naa si lu bari mentally physically jàng naa si lu bari te bés bu nekk jàng la man bés bu nekk saa yu may eewee ak jaama rek génn rek maa ngi gën a jàng rek ñëw ma fii pour toog fii forever non waaye suñ doomi dëkk yi suñ président si dañ war a bàyyi xel trop tànn président dafa métti and we have been doing it several times suñ tànni président suñ jooy bi mu ngay gën a continuer rek why can't we try and make a stop in it? The stop in it is election su jotee nañ xool balaa election jot especially ñun youth si in Gambia ñu nga xamante ne they have the access to vote balaa ñuy toog foofu noonu di fàttelu ba election ñëw jot amuloo voters card amuloo dara naka ngay voter sa choice election su jaalee nag ñuy toog nag dëkk bi dafa stress dëkk bi dafa métti dëkk bi amul job te fekkee yow youth comme man mu nga xamante ne maa ngi foofu noonu maa ngi am access naka lay voter faalewuloo yëfi uti voters card bésu jaale chance lañ am ni fu mu nekk nii ku toog si biir 5 years war ngaa xam ne kii nañ ko jàppale mu dem wala kii man su munee def changes nañ def changes parce que ku nga xamante ne su toogee rek jeex na faaletu doomi dëkk yi faaletu xelaatu what is going on in the whole kenn waxul ne président nguur na def 100% yëpp non waaye at least 75% 80% war na koo def ban Gambia fooy dem léegi nga gis ay factories yu nga xamante ne nga mun a compter ay factories yu nga xamante ne nga ne lii suñ président bi moo ko bil pour at least yombalal job opportunity si doomi dëkk yi fooy dem dafa ruslu Gambia lu mu ndawee nii but we are still going down this title of Smiling Coast na suñ oytu dañ koy ñaaka Smiling Coast of Africa koo gis si mbedda fu mu nekk nii kanamam baa ngi stress ak benn ñaar rek mere nañ aggressively du dara lu dul you are fit dafa métti soo ngay xëy amuloo hope amuloo làmbatu fu nekk dara li fi doomi aadama is very sensitive te ku nekk di dunda yaa ngi ñaan naka la muy yomb xoolal places like ay Ghana maybe ay Tanzania ay Kenya they are developing why not Gambia xoolal places like Senegal at least lu ma dee gën a métti nag mooy nii la ñuy nekkee di dumoyu waa doomi dëkkay presidency African presidency ba élection foo yàq suy jeexee ñuy war a xam ne élection mu ngay ñëw ñu jóg nag sol seen grand mbuba yu bon na seen caaya yi yaatu yi di dem ay dëkkay ni président toog why can't we learn duñ mën a jàng ñun tamit civilians yi yow ku nga xamante ne toog na du mooyu la first year second year third year ba fourth year du mooyu la nekkul di leen déglu nekkul di leen xelaat tus nekkul di def benn effort fu nga xamante ne dëgg balaa may toog maa ngi doon gis lii si surrounding bi nii ñuti yaa ngi koy jot bàyyi ma try foofu noonu nekkul di def dara loolu mu xam ne élection bi war a ñëw some months mu jóg di sol caayam yi kenn xamut yi nii ay bëggaram bu bay nii di dugga si civilian si citizens yi naan ne waati bu nga réyaati nit yi ay wax yu bare ba pare ñuy góom loolu dafa sad dafa booba métti xoolal nga war a ñëw si airport corruption bu fa nekk di dem président su corrompé desperate doomi dëkk yi lan lañuy doomi dëkk yi lu ñuy xaar ñu ngay blame bis baag bi waaye definitely soo gisee dara tax
dafa métti nga juddoo sa yaay wala sa daa trial la everything di daw nga grow up dem school war a graduate nga war a am at least fu nga xamante ne sax boo yaa ngi am hope ne fii dinaa fi job opportunity su yombee rek dëkk bi dina everybody will live happily smiley face ak whatsoever. Kenn xamul Gambian stress, kenn xamul Gambian di tukki bàyyi dëkkam di dem non jamono yàggut la door nga nekk ak sa famille noonu nga war a xëy at least sa yaay toppatool ko yeneen soxlaam yi ndaw soo gis ko mënuloo ko defal dara dafa métti nga war a def lii mënuloo ko dafa métti. ñëwal airport nga wàcca foofu noonu ak tubaab yow ñuule wala yow africain wala yow Gambien tubaab bi peace of mind bu muy enjoy freedom bu muy enjoy yow mi nga xamante sax loolu dikka la doo ko enjoy nga koy xool nii soo complain faale wuñ na dafa métti nga war a ñëw fii nii dañ consider seen doomi dikkay first su nekku seen doomi dikkay sax nga nekk der bu weex rek consider nañ la first si kaw daan yow ñuul dangay gis fi ni loo war a complain man suma maas yi man damay rus a complain lu may complain treatuñ ma wel si suma own dëkka moo over su ma complain yi mun a ñu la ne yow mooy loolu ñëpp xam nañ lu lay wax te loo si complain ma doo mën a complain dara. soo génnee airport nga war a at least gis ay place yu cool place yu nga xamante ne government dina def effort am sax setal foofu wala bil foofu noonu ay yu nga xamante ne waaye nga génn airport ngay gis comme ay mbalit everywhere is rough. jógee foofu noonu ñëwal si port ñu ñëw si port corruption bu fa nekk di daw ak heartless yuñ nekk di traité nit yi foofu noonu seen on doomi digg dangay gis nga nekk di daw fii nii Europe fii nii di daw di uuti nga war a am sa moto bu baax wala sa bagage yu baax nga yónnee ko foofu noonu container bi war a egga nga fekk ay hungry hyenas taxaw di xaar corruption te nga foog government bi is not aware of this. They are aware of it but they themselves they are more corrupt than lu tax ñoom it ndax knowing that suma njiit bi moo gën a corrupt yow ku nga xamante ne yow wooga la onda if you are not even corrupt dangay corrupt. kenn amaloon moromam xool bu cool sa bagage war a iga ñu génnee sa moto sa gis ne moto bu cool la noo ko jëndee fii noo ko yónnee ñu ñëw teg la xaalis bu nga xamante ne moo ëpp loolu pour génnee ko ñu daw wala ñu nekk di la dawlu fekk boos bu fa nekk wala benn si coworkers yu fa nekk mu ngi la bugg a jaay doole pour danga ngay give up rek dawlu la ba nga give up jël sa moto moo tax dangay gis ay day yu nga xamante ne yu never heartless day doo ko mus a xam dangay gis nit tabax gaaleyam tabax bu nga xamante ne mooy loolu dara ñëw musiba ñëw dal si kenn xamul lii lu tax fan la jógee comme ça yooyu noonu rek tappale effort nit ñaaxaat nit tappale ko ba pare yow nga dunda si kooku xolam nit nañ let us be honest to each other suñ ko defee rek billaahi wala kenn du police waxuma yàlla du police kenn de non let's be honest to ourselves waaye yow man duma xasul comme suma ñaaka wala whatsoever laa ko amee bul xool ne mais bi kii naka la ko amee des na moom diggante am ñaar waaye seetal si sa site yow loo ko def rek xamal ne yàlla dina la ko fii nga siis loolu xaalisam dem dundee ko sa njaboot wala nga siis alala dem jëriñoo ko yàlla du la ko bàyyi noonu corruption bu nekk di taw Gambia ñu ngi suñ jógee ñu ne Smiling Coast of Africa where Smiling Coast of Africa suñ bàyyi suñ xel bi Smiling Coast of Africa dañ koy title bi dañ koy ñàkk places like Ghana they are doing so much so well that
places like Rwanda do tase fini Rwanda gisee fii ñu leen nga ne lacce ko mu ne Rwanda laa jógee never seen président bi mu ngi leen ay at least trial système bi mu ngi ko yombalal doomi dëkk yi ñu ngi am hope lu tax fooy dem doo dem fenn dangay toog sa dëkka nga jànga graduate yaa ngi xam ne hey lu mu ndaw dinaa am poste bu nga xamante ne damay mun a njëriñoo suma bopp ak suma famille comme lu ma doon wax mbel mi fokka nun sur account la rek mbaɗi madinkol wala mo ñinti bari mbafulade al subscribe na channel ola please momo ɓe na channel o jibe ka nga realize le nga cross le mo jama ke na video jibe bari man subscribe mbaɗan dal subscribe na channel ola aliyem mako nge ñoo mako nge bilo mbe video min ke kan tende wala mo mbe mi fokan je sur account la wala mo ñinti corruption mi be bore kan tan la Gambia o na Africa na banku ñaatum ko ñanta effort min kala banku dingole isaje at least balo ye soneya ndamal ni ñote mais saji ñi mol ka buro min ke banku bula keta bula asa tala because nge ñin tara jande nta fono la ko ben ñi bebo rek ni aje mbaki tam ni at least pour mol min yalan ko their voice e kama buka moyno at least asikeno alala mansa yakuna ntela nyimbe ndoma nigo minke kante mo doli alla mo min yalan ko their in the government and they consider isa consider wala mo mbeddu la fulale choose la rek corruption mi yalan ko ambe borikan de la min to ando borikan dula jama de système o be corrupta ning president fond mi yalan ko fa manji ko sota fond la fa te fond corrupta ate fond desperate banku dingol be mu nek banku dingol be ol be mu nek ni tala airport o be di am la airport la domanding ani poro o bina la ñaaro ni a jibe jam amanke kensenti moya ala bula ala family bula abama na fama ala family aye bula eta banku ko tenka ay tra yank kadi ko kono because of abe daminto amon hopeless soto andum akoleata le inila family letra living surtout bama o fama ite wulu ye bama jabe boring wala balu la be boring wala pour ila school fees la be fite na kamalo ko te karam ko ye graduate inila family be nyokam especially bama ye kamalo ko ite graduate ite system o natra kulta ite hopes to pour isa do ko keno ise bama ma ko no fendingol moma foko 100% bari fendingol min yala ko at least iba ma ko la wala pour ka fala la dunia sone anda bu ni wulita fon ye ko ma jibe ye bama fe ya lon ko nyanta ku kala ni bari iba sot la min to ak dimental ad bala fa warata bakel so ni kama mo jamale ke ni risque comme te sifal tamita ni bago ni kante mo ba fola ko mbe min fola fan bago ye amanke ko mo bele ngata ko sotte desperate ibe damento ya lon ko manku maya je te fon ya feel ko manku maya society ko ya feel ko manku maya because of lack of job ita hani ima hani jikolo sort of isa make no because of this ebe tala min to le Gambia ibe factory du mala container isa fono ko mi ya ko government lo yinke government le ni law pour banku dingol na baluwe sonné is français do it's very little damu do era pakel Gambia be do era nyamde consider compared to other African Saturn min yalanko min bendara from example of Senegal at least Ghana ñul jibe Rwanda ñul jibe Tanzania ñul jibe Gambian African president will not example tala from this Rwanda hey moma foko yewul rek rapid development sama no but system o attract ibota bata min kono ni ajibe ko mo jamal le ben ko ma banko di wala batare at least ni sita e finance blanc na sonné da finance blanc wol sifal sonné andi do ko wol sonné andi banko di ngoli create min yalon ko as employment sama banko di ngoli
yeah bari no isa ni sita ni sita ni place o so sita ka mi ko fon ñul mangul na afrika o iman karan na afrika o iman tara bata fil kam mi yan ko jani be posto ni so ni president sira so panta ye ñina ko kule man tra ke ye sije i damal la poso la ani la famille la banta banku din ko tan banku din ko kumbo la ko ite la moy la diamo fon e be min fokete la moy la fon never for first year it and the second year third year fourth year la ending ya lon ko sang election le kana ye wuli ke la ñin chayal dundi ni lan dedika bal kata mol kan president to be mol fala diam bala isaji mom min yalla ko fana man fenna lon I'm very sorry ni ye da ba diam min foje ya foko o ye maro boto clean san sate moli sa compound company maro boto sa o compound ye 500 to dila panta iti ya foko watra abe anora 5 year le target kan iti moye traji 4 good years ko hani president nona mo futa banko sate min ay futa je nko al nge ñew nene bu no way al nge hakkilul tani hakkilul ne man hakkilul tunke to president mo choose ñam tan gambia don te bola ni bata ko te bola ni kumbo ko ne nga try mo min yalon ko nga lon ko ñul karanta at least ñul tamata ñul lebe na society kono youth handa man ke youth so ti bari mo this all pass nga try at least nga ñu bondi na system all kono let us make a changes until youth so e ka jele until youth so na especially until youth so min yalon ko BJ they have access hani voters card ita ñirin da tara sirin tan rek la sirin tan rek ni election na rafata mbita nak man sona changes kala man sona mo select la mi yalan ko we hope that at least 75% of changes keno na tambita nak ngamuro mo tisim bata ko no ko tenke nko essay youtube mo nko sate ñi mandi sate ñi métitale de ka bi dafa méti de ka bi dafa stress job amul avec ete mi ñantaw ci disclay ye si be sinon fona tamita ngi nani mo fa gandi amu ba ken sama it's high time pour tel youth so nak ngeen hakilo tamandi bake ni ñi bata jabu mol kan ten diaspora everywhere ni ya soneta iba mu ni na wandi ya never ikasi ko dol ji jam fa ke kela people like me hani ngela fi complain na be mu ne complain mbambal la ko complain ti ma fu mo be bu ko ide bari tebe mo la ke complain awanke ko mu te complain no bari be mo la ke complain ni complain da iya non ko te fon ya they don't care about you if on ni ya fo ye be mu na fo no iya je ni to aboy ji no la airport to aboy ake peace of mind fon so da item ake horomo fon so da item etem yalla ko numba ko dimoti o mo fi abala fa ka wara ba ka ite ke trick le comité fond ya mo siara dem ma ñoo horoma dem mo flante tala ne ma ñoo la hakodi ñoo nti tala it's very high time pour ngeen hakilo tum be min choose there are young educated mol min yalla ko ibe Gambia at least nenga chance di wol fana lay fana sena ko ke man tara ni diamo la na comme be diaspora tan be Europe tan tan yam tan nte ngalo I am not here man tara jam for forever I'm just here for the time and I definitely know that mbembo na yeah but then o martin na ngende man be daari lay no momo benna video jibe ye subscribe mo jama be fanka video jibe bare na je ko ngare na si mantra man subscribe please and subscribe ali video like ali comment duma momo ila hakil na for in comment to no franka mo ko ba creating videos so kamala man be konton nay no man be konton na ba ke ba fa la ko no al video ko tan expecté no
from me. Back in our video upload la time to time, or anytime. Amanke in fenke diamu damati but and kote ngol fanam video kote ngol kana be am not topic fanam sambana video to. So mbal be content na ba ke mbal jaila Thank you so much. Yeah, expect my next coming video soon inshallah with another topic. Yeah. So I'm telling you thank you so much. Yeah. Ciao ciao for my old viewers.